jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi gën a ca fas juróom-ñett réew yu Afrique yu bokk ci zone franc dinañu fi jëlee lii di franc CFA jël nag monnaie bi ñuy wax ECO mu wuutu ko fa ci atum 2020 bi li lay am Alassane Ouattara di njiitu réew bi Côte d'Ivoire ak moom moo ko xamle ci wetu kii di Emmanuel Macron foofa ca Côte d'Ivoire. ab xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak ñaar la jëkkëram bi mu tàggoo woon daal di jam paaka mu jaaree fa ñàkk bakkanam ca Ñaaxeen ca Medina Saba la mbir mi amee néew baa nga l'hôpital régional bu Kaolack liggéeykatu Sigelec dinañu wala ñu ngi woon tey wane seen i naqar ñoom dañu yëngu ci wàllu pile wala sax ay batterie amal tey seen i sitting ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk yoo xam ne ñu ngi ci chômage bu méttee métti gannaaw ba ñu tëjee seen i entreprise ñaari at tey fay ñu leen seen i koppar maire bu tey fu wane moom tamit naqaram ci waa OFNAC ndax ñu ngi fa di contrôler commune am ba Mbaye Tine nag dafa wax ne ñii di enquêteurs yooyee ñi nga xam ne ay adversaire lam nañu ñoom dañoo dal di plainte ñoom ñoo jël yooyu les enquêteurs di waa OFNAC dalal leen foofee di leen fa jox ñuy lekk mu nag jàpp ne doxalin boobee dafa ñaaw te mu ngi ci woo njiitu réew mi ci technique bi Amadou Ndiaye asalaamaaleykum. xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak ñaar la jëkkër bi mu tàggoo woon daal di jàmpaaka mu jaaree fa ñàkk bakkanam mu ngi amee te Ñaaxeen village ca commune bu Medina Saba néew ba nag ma nga ca hôpital régional bu Kaolack ngir ñu amal foofee ay autopsie leexal fi ñu doon foofee ca Kaolack Ibrahima Diame. waaw moom nag jëm-jëm yi ji ay gannaaw gi moom du benn jëm-jëm ñaari jëm-jëm du benn waaw si neen juróomi jëm-jëm la ko jëm mën na xam nga yàlla. Diarra Cissé mujjul mucc nag ci jam-jam yooyu la donte nag gaawantu nañu yóbbu ko l'hôpital kii di nijaayam di Momath Diallo andi woon ko l'hôpital di wax di mu yëgee mbir moomule ak ni ñu gaawantoo ngir sauver bakkanam. benn xale boo xam ne benn gune jigéen bu ñu ko mayoon yàlla dogal na seen diggante am muskila ñu tàqale leen bañ leen tàqale ba noppi nag moom daal fan yi leen tàqale mu toog rek da suba del xam ñun suñu kër dana soree ñun man dana soree kër man dama suñu kër dana soree man daal dama toog rek ñu yuuxu ma dégg yuuxu ñu dégg ñu ne ma kii jam na ko maa dama di fekk ñu ko dugg ci oto bi may leen nag comme man xamaguma dee foog ma soyee ji ko dem hôpital mu dem hôpital nag la ma hôpital xool na ma kii dee na bi mën a dee na nag ma ne ko waaw foog ma dem la ma hôpital bindal kayit gendarmerie mu dellu ma hôpital ebal ma Kaolack fii. lan la ko jam. paak la ko jam. moom ndaw si de ñàkk bakkanam ñaar fukki at ak ñaar dong la jotoon a amul woon doom sëyam bi tasoon parents yi ñëw nag ci l'hôpital bi ngir autopsie bi ci morgue bi la ñu dajeek ñoom. corps bi mu ngi fii ci morgue bi moom la ñu toppatoo ne kii di pour jot si pour yóbbu ko. waaw ñu denc ko. jamono ci ñuy xaar nag lii di corps bi pour mu génn ci l'hôpital bi pour mu génn ci morgue bi benn auto police commissariat central bu Kaolack daal di garé ci wetu ga ñu xamal ñu ne daf fi ñëw ngir préparation denc néew policier boobule di Mohamed Ndaw moom it ñàkkoon bakkanam ginnaaw biñ ko jamee paaka ci Moussala Mahi Lamina ci département bu Saraya moom nag cosaanam Koutal ci commune bu Ndiafate ñu war ko fa denc niki dimanche bile Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame keneen ku ñàkk bakkanam foofe ca Matam ci gox bi ñuy wax Ndendori foofu nag benn woto bu brigade bu gendarmerie moom moo jaar ci kaw ab xale bu jigéen bu am ab soxna bu am fanweeri at ak ñaar ñoom nag di gendarmerie dañ doon dàqi kenn koo xam ne mu ngi yegoon ci ab moto Jakarta ca dëkk boobu ñoo xam di Hunare accident boobee nag waral ba askan wi foofee wane seen i naqar manifester gouverneur nag bu Matam mu ngay def lépp ngir daal leen dalal waaye mujjulaan tuwaali bandel ñaa léppaa ngi tukkee ci faat gi nga xamante ni jigéen bi wuyoo jàng faatu na ko ci dëkkub Amady Unaare auto gendarmerie moo ko fiir gendarme yi dañ doon dàqe benn doomi aadama bi nga xam ni kat dafa waroon a moto ñu doon dàqante ak moom ci mbedd ci biir dëkk ba kon mu daal di dal xale bu jigéen bi daal di itam mbëkk poteau électrique béton bu Senelec jigéen bi bañ ko doon wàllu ci sax lañ mujjee ñàkk bakkanam mu di nag li nga xamante ni jur na mer gu jéggi dayoo mu ñeel askan wi bokk ci Amady Unaare ak ca Ndendori ndaxte sax ci waxtu yu njëkk yi accident bi amee gaañ yi wutali woon nañu brigade ba bëggoon ko assiégé te itam dañoo yeewu làbbaliwaat mbir mi te dañoo joxante daje ci route nationale numéro 2 fi soriwul dara brigade bi ñu daal di baare yoon wi na askan woowu ne nag mere lool li nga xamante ni moom nee nañu noonu la ñu dëkkee bi ñu ubbee unité gendarmerie bi ci seen dëkk ak léegi nde ñi ngi waroon ñëw ngir aar leen kat ay jafe-jafe la leen mujj jural di ab situation boo xam ne nag kilifa yi ñu ngi koy xool bu baax a baax ndax la koy firndeel di gouverneur bu diwaanu Matam suba ak léegi sol nay dàllam fegoog préfet bu
bu Kanel ak sous-préfet bu Ourossogui di lépp rek ngir ko jàmm gi mën a ñëwaat ba ñu ñëwee di waxtaan ak manifestant yi takk der yi itam jot nañu renfort bi nga xamante ni ñëw nañu ngir kon yokk kaaraange yi ñeel unité de gendarmerie bi nga xam ni gaa ñi dañ ko bëggoon assiégé waxtu wi ñuy àddoon nag waa Amady Una rek waa Ndendori lenn rek la ñuy sàqu moo di ñu jëlee foofu ki ñu ne daal moo doon dawal oto bi te ñu jàpp ni moo nekkoon commandant de brigade bi laata ñuy ñëwaat ci mbir mi nag ñu wax xamle rek ni gouverneur diwaanu Matam yàlla na jamono yi mu nga ci dëkku Padalal di jokkub cosaan xale bu jigéen bi ñàkk bakkanam ngir jébbal njaalam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ña fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel ña juróom-ñeent waxtu fekk na juróom benn simili fii ci RFM. RFM rajo askan wi. Luc Nicolaï bu ñu teg loxo mu ne sax ca prison ca maison d'arrêt et correction bu Saint-Louis awakaam nag mi nga xam ne dafa gis ne client boobee dafa tàmbali grève de la faim dañ ko war a transférer ñu yóbbu ko ca Mbour ca wetu njabootam moom sax di maître Babacar Cissé jot na yóbbu demande boobee mu am yaakaar ne nag administration pénitentiaire dina fexe ba bàyyi ci xel ñu déglu ko ci téléphone bi mu dama wax Ndione. mandat d'arrêt bi c'est-à-dire 2017 la woon octobre 2017 la ko coup d'appel décerné woon parce que dafa tegoon daan Luc Nicolaï 5 ans maanaam juróomi at yoo xam ne benn at bi du ko tëdd mais ñeenti at yi dina ko tëdd mais ce qu'il faut retenir mooy bon moom déjà tëddoon na ñaari at donc depuis affaire bi am depuis octobre 2012 donc bénéficié woon na libération conditionnelle dossier bi nit ñi fàtte woon nañ ko mais lu tey xel mooy bu mu def tout ba ficeler combat Modou Lo Ama Baldé parce que amateurs yi lamb yi ñoo ko laaj parce que lamb bi fu mu nekk dafa suuf donc moom muy bëgg a deqi lamb bi ñu ñëw di rappeler wu ne que am na mandat d'arrêt boo xam ne depuis octobre 2017 lañ ko lancé woon acharnement la il faut que quand même acharnement boobu ñu arrêté ko parce que c'est moi en fait franchement mënuñu continuer yi nit koo xam ne opérateur économique la nit koo xam ne moom dawul demul fenn mi ngi liggéey mi ngi daan dooleem donc di dimbale ay sénégalais moom place am du kaso place am ci monde économique bi la. Thiès moom dafa exécuter mandat bi léegi ñun ñu ngi nii ci buntu tribunal léegi nag moom dinañ gis procureur bu Mbour parce que moom la ñu jëbbal mandat bi pour mu exécuter ko. ñu ngoog liggéeykatu Sigelec di ñu yëngu ci wàllu pile wala bu la neex ngeen ay batterie ñoom nag tey dañoo wane seen naqar amal sitting bu mag sax ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk di ay agent ñu ngi nag ci chômage bu métti gannaaw ba ñu tëjee seen entreprise boobee ñoom nag nee nañu am na tey ñaari at yoo xam ne kenn fay leen ko boobu nag usine mu nga nekkoon ca Pout fekkee woon na tey seen i waxtaan yooyu di seen i naqar Cheikh Anta Diop. ñaari at ak genn wàll yoo xamante ne jotuñu seen payoor ñoom ñëpp jamono yi ñu ngi ci chômage technique di sàkku nag ñu audité usine bi di Siselec tey defar ay batterie nekk booy génn Pout loolee la ñu yuppi tey ji ci ab assemblée générale boo xamante ne ñi ngi ko doon amal ci buntu usine bi. Moussa Keita moom moo yor seen kàddu. wane suñu njàqare ak yaakaar bu tas bi nga xam ni direction Sigelec moo ko teg travailleurs yi fiy liggéeyee direction bi daf ñu yóbboon chômage technique depuis janvier 2018 te ba mu ñu yóbbee chômage technique ba léegi toll na ci ñaar fukki weer ak juróom-benn te amul benn salaire boo xam ni jox nañ ñu ko ñoo ngi toog boobu ba léegi di xaar mais situation bi changé wul ba am na sax suñu benn collègue boo xam ni suñu borom moom na ko ndax ñàkk xaalis bu mu fajoo audit bi moom il faut ñu def ko ala kulli xaal exigence la parce que mënuñu nangu kër goo xam ni Sigelec muy benn ci Sénégal buy defar pile ci Sénégal waxuma sax rek sous région bi moom am monopole boobu mënuñu nangu ñu toog di liggéey presque fanweeri at ñu jékki-jékki benn bés rek ñu ne ñu kër gi tëj na parce que xaalis amatu fi Sigelec amul mévente perte bokk fa lépp lu ñu mës a liggéey jaay nañ ko mësuñu tuuri pile. lu ëpp tuuru ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci usine bi de nee nañ mënatuñoo dem ay seeni njaboot tas nañu nee nañ sax bu fekkee ne nag indiwuñ ci saafara dinañ indi yeneen i pexe. fii ak fukki fan ak juróom suñ ñu joxul suñu xaalis liñ ñu ameel Ndakaaru lañ jëm ca direction générale ba toog fa def fa grève de la faim. liggéeykatu Sigelec yi nekk fii ci diwaanu Pout nag ñi ngi sàkku nag ci njiitu réew mi mu taxawu leen ndaxte sonn nañu ñaari at ak genn wàll amuñu payoor nee nañ sax njaboot yu bëri jamono yi tas nañu. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop maire bu Taïf moom di joxañ baramu tuuma ñi di wax OFNAC ndax dafa jàpp ne dañoo tëddewul njaaxaanaay benn yoon ñooñee nag di ay compte di ay enquêteur kii di Mbaye Tine di maire bu Taïf dafa wax ne daal ay adversaire am maanaam di ñoo xam ne daal neexawul ak ñoom wala sax di ñoo xam ne sax ñoom ñoo daal di porter plainte ngir ñu daal di auditer commune boobee ñi di waa OFNAC bañ fa yegsee maire bu Taïf ne adversaire am yooyee ñoom ñoo leen dalal di leen jox ñuy lekk ñuy naan def nañ daal ci ay conditions yu baax
te dafa jàpp ne doxalin boobee dafa jaarul benn mu ci nag o njiitu réew mi ñu déglu Mbaye Tine ci téléphone beeg wala micro beeg Mariama Diop. ñi ngi porte plainte ñoom argument bu moo leen dese xooxatal nañ tiital nañ la bundu xotal nañ la def nañ lu nekk heure bu ñu demee élection ñu gañ leen saa bu ñu génnee nag teg beneen pexe mais dama jàpp ne man damay rafetlu création OFNAC président Macky Sall daf ko fi teg pour que muy xeex ger ak wuruj mais également bëgg képp ku yor yëfu askan bi nga jaarale ko ci yoon xëy na li nga xamante ni mooy déranger askan bi jaaxal leen mooy ki nga xam ne moo war a atte bu ñëwee avant muy départ waxate sa wujju planifié nam fa war a nekkee mu ñëw sa wujju dalal ko di ko jox ko fu muy tëdd di ko jox lekk di ko jox naan muy xëy di ñëw sa maire di la enquête ba pare di la gëmloo ne man Macky laa jógee di la enquête man amul problème pour que ma enquête parce que enquête ma day wone au moins càmbar sama yorin man gis naa ne ñoom enquêteur bi fi ñëwee amul dossier bu ñu ma laaj joxuma leen ñu pare yóbbu nañu ci àll bi fu leen neex dossier ne ci àll ne ci dossier yëpp war naa leen ko ci terrain bi ñu koy gis kon man awma problème mais nag bu fekkee da ngaa war a atte ay nit da ngaa war a tëddee njaaxanaay waaye waroo ñëw di fat kenn ki fat la ngay xëy di wuy ji kenn ki loolu moom askan bi ñaawal nañu ko te sax am nañu ne ma woon bul tontu seen laaj parce que ñoom dañoo xëy tëddee wet tëddeewu njaaxanaay mais man dama nekk koo xamante ni républicain la mënoo di dox ci yëfu état ñëw ci man ba pare di ma laaj di ma la tontu moo tax ma nekk seen disposition pendant 10 jours presque également wuy naa leen fu nekk fi ma woo fu ne wuy naa leen mais jàpp naa ne loolu moom day gën a leeral suñu yorin rek. ba tey ci wàllu xibaar nag ñi di ay dëkk yu bokk ci zone franc dinañu jële file wala lii di franc CFA jël lii di ECO wutu ko fa ci atub 2020 Alassane Ouattara nag di njiitu réew mu Côte d'Ivoire moom moo ko xamle ci wetu kii di Emmanuel Macron di njiitu réew mu France nekk foofu ca Côte d'Ivoire ci ab visite ñu amal fa nag ko lii di conférence de presse ca Petit Palais bu Abidjan leeral yeeg Cheikh Tidiane Diagne. weeru juillet ci atum 2020 lii di franc CFA dina daal di kon bokk soppitur wuyoo ECO loolu nag di ab dogal bi nga xamante ni réewu Afrique sowu jant yi dañ ci daal di diisoog lii di France ngir daal di jël googule décision Alassane Ouattara nag moom moo daal di siiwal lu ni mel gannaaw conférence de presse conjointe bi nga xamante ni mu ngi ko doon amal ànd seeg naataangoom bu France ca Abidjan di Emmanuel Macron ca Abidjan mu xam ne nag dogal googu nga xamante ni daal nañ ko jël dana indi ñetti coppite waaye bu ca njëkk moo di changement de tour bi nga xamante ni dana ko amal ci franc CFA bi muy yoo lii di ECO geneen dogal gu am solo bi nga xamante ni jël nañ ko moo di koppar yi nga xamante ni dañ ko daan jël di ko denk foofule ca trésor bu France dootul amati dañ koy daal di gàntal njiitu France nag di Emmanuel Macron gannaaw bu mu rafetloo gilee dogal daal di xam ne ni ab réforme historique majeure la te loolu day firndeel nii réewu Afrique sowu jant yi mën nañoo demal seen bopp léegi maanaam dogal googu nga xamante ni daal nañ ko jël moo di réewu Afrique sowu jant yooyu le seeni koppar dinañ ko jël doxal ko seen bopp mooñal ko seen bopp te France di ci dugal benn yoon di loxom. Cheikh Tidiane Diagne ñu waxaat ci démission directeur des bourses loolu bu amee yorin gu bon rek moom moo ko waral ndax ñett at tey dañoo jàpp ay lënt bëri na fa loole ci bu ñu fay lii di bourse ñii di étudiants yi dina koy kaddu conseil technique communication ministre de l'enseignement supérieur ak recherche et innovation mu sax yokku ci ne nguur gi dugal na lu toll ci juróom benn fukk milliards ak juróom-ñaar ci suñu koppa ci atub 2019 ngir rek fexe ba étudiants yi nekk ci ay anam yu baax a baax ci buñ leen fay seeni bourse ak daal yoo xam ne ñoom ñoo ko yellool Naman Mbaye ci téléphone beeg Mamadou Amar Ndione. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci at mi ñu nekk nii directeur des bourses dafa déposé démission sunu kilifa di ministre de l'enseignement supérieur nangul ko ñu fàttali rek ni gouvernement Sénégal dafa def ay jéego yu mag ci wàllu bourse ndax 2012 ñaar fukki milliards ak ñeent rek la moo nekkoon bourse yi waaye tey jii dem nañ ba nga xam ni ful nañ ko ba mu nekk juróom benn fukki milliards ak juróom-ñaar yoo xam ni dañ ko def pour fay bourse yi ñu xam le kon ni diggante 2012 ak 2019 jéego yu mag am na fi waaye leneen li nga xam ni mënees na ko cee dolli mooy paiement bourse yi dafa am ay dysfonctionnement ci président de la république dafa jël ndigal ni lii di bourse yi lii di dette bi ak salaire yi nañu ko méngale mu nekk ay priorité maanaam mu doon farata donc looloo tax gouvernement Sénégal def na ay jéego yu mag beneen bi ci tegu président de la république daan ni nañuy fay bourse yi à temps ndax loolu mu def egg nañ foo xam ni war nañ ko mën a fay ci yoon waaye seetlu nañ ni ñetti at am na ay dysfonctionnement yoo xam ni mi ngi am ci payum bourse yi notamment li ñu xool ren fu mel ni université Gaston Berger ñoo xam ni dagg nañ seen bourse ca ñu ngi leen tuddee des ayants droit nga xam dañ leen a génne ci liste yi ministère de la recherche nag ak de l'enseignement supérieur dafa jël décision pour que situation bu mel noonu bañ a amati ndax tension yi am ci université yi daanaka loolu moo ko indi woon
looloo tax tey mu ni jël na décision ferme ginnaaw bi nga xam ne directeur des bourses déposé na démission dinañ ko remplacer ba noppi lépp loo xam ni service public mi ngi ci ministère de l'enseignement supérieur dana xar tànk tuwéem. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. koom-koom boo xam ne dañ ko dese formalisé faw mu am ngir Sénégal ne ci yoonu développement loolee bu amee mën nañ ko am lii nag mooy gis-gisu responsable ACIS di kuréel bu ëmb commerçant ak industriel fii ci Sénégal. ñoom nag dañoo jàpp ne daal faw ñu gën ci bàyyi xel ndax koom-koom boobee di économie informelle dafa de loo xamante ne mën na jëmale Sénégal ci kanam su fekkee dañ ko jaaxale ci yoon moo doon wax ba fekkee wanate seeni waxtaan. ab mbootaay la gu ëmb commerçant ak industriel yi jug ngir defaraat commerce bi joxe xibaar bu baax bi ci mbiru secteur informel ak industrialisation Khadim Silla mooy njiital association bi. moo dañu bëgg organiser commerce bi mu am beneen taxawaay ak beneen gis-gis boo xam ne moom lañ soxla ndax dañu secteur informel mais ñu bëree bëri comprendre luñ secteur bi naka lay doxee secteur boobu am na ñoo xam dañu formel mais am na ay industrie suñu biir li nga xam ne soxla nañ ko ci mooy jàppale ak état ndax tamit nekkul que ni loo xam ne lu yomb la. ngir ñaax acteurs yi ñu dem ci lii di industrialisation ACIS dafa fas yéene teg ay jéego yu wóor. sensibiliser leen ak accompagner leen. jéego yooyu mooy jéego yi nga xam ne mooy jéego yi mën a taxawal pour dem ci loolu ndax loolu tam du lu yomb parce que dafa am lu mu laaj na ñu sensibiliser nit ñi laaj na tamit ñu ànd ak ay techniciens yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowu. li soxal mbiru industrie ak entreprise yi jóge bitim réew Khadim Silla jàpp ni état daf leen ci war a jàppale. internationaux yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dugg ci secteur boobu malgré am na fu ñu waroon a jaar wala sunu autorités yi am na côté boo xam ne war nañu ca protéger ba nga xam ne duñ dugg secteur informel waratoo nekk ci waratoo informel da nga war a formel. association bi mi ngi juddu weeru mars bi weesu waaye dafa fas yéene woo képp kuy commerçant ak industriel ngir xeexal leen jug ci seeni intérêt. Moussa Omar Gueye wax nag léegi ci reportage bi nga xam ne Oumou Diagar Niang amal nañu ko jëm ci lii di 100 000 logements di ay logements yoo xamante ne daal ministère bu urbanisme moom moo ko fas yéene amal di plateforme bi nag lii nag di bindu gi tàmbale na ci site internet lay daal di am dina xibaar boo xam ne ñu bëri xëy na jotaguñ ko kon daal ñu jàpp ne jokkoo bi dafa xaw a des ci askan wi waaye itam daal ñoo gis ñu bëri nag dañoo daal taxaw ne boobule xabaar yitteelu leen ñàkkul nag ñoo xamante ne seen i loxo jotul seen i ginnaaw ba waral boobule projet ci jamono jile jotagu leen intéressé reportage mu jegal ñaa plateforme gi ñu jagleel inscription projet 100 000 logements ubbi na ay buntam niki aljuma ji muy mbir bu ñu bëri ci askan wi réere woon. non inscrire gu ma ci quoi. non dama koy yëgul. mosuma koy maa ngi koy doog a yëg nii quoi. dégguma ko. donte sax mi ngi soog a yëg amalum bile projet Ibrahima Lo di sàkku ñu gën ko siiwal. yoon la ñu dugg ci nit ñi xamal lan lool parce que am na ñoo xamante ni kon nu ma ko ñàkkee xam bëri naa ay copains yoo xam ñoo bokk waar bi te ñoo xamuñu lool. c'est important ngeen dugg ci biir nit ñi xamal leen ko. Fatou di ab étudiant bu nekk ci daara kawe ji di xamle ñàkk yëkk bi mu ko yàq wàññilu ko dara ci ay yitteem ndax daa jàpp ni projet bi mbirum politique dong la. bu fekkee tam loolu mi ngi am intéressé wu ma man chômage des jeunes loolu moo ma intéressé ma jàpp ni balaa moo wax ci loolu waroon naa lijjanti mbiru chômage u élèves yi ak étudiants yi nekk ci dëkk bi nit ñi di ñàkk liggéey. dafa am tendance à chaque fois lu mu commencé du ko àggali tàmbali leneen. genre de concurrence wala dafa bëgg a am 3e mandat wala. bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana di jëwrin gi ñu dénk wàllum urbanisme logement ak hygiène publique lu tollook 10,000 citoyen jot nañu bindu ci bile plateforme. mu jegan ñaa jaajëf ñentam jaajëf mbokk yi xibaar yi boor na gën na ca fës juróom-ñetti réew yu zone franc nag dañoo wax na daal dinañ fi jële lii di franc CFA jël beneen monnaie bi ñuy wax ECO mu wuutu ko fa ci atum 2020 lay doon Alassane Ouattara di njiitu réew bu Côte d'Ivoire moom ma ko xamle ci wetu Emmanuel Macron di njiitu réew bu France ma nga foofee ca Côte d'Ivoire ab xale bu jigéen bu am ñaar fukki at ak ñaar la jëkkëram bi mu tàggoo woon jam paaka mu jaaree fa ñàkk bakkanam ca Ñaaxeen ca Medina Saba la mbir mi amee néewam ma nga ca l'hôpital régional bu Kaolack liggéeykatu Ségelec di ñu yëngu ci wàllu pile wala ay batterie amal nañu tey seeni sitting ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk li ñu daal wax mooy seen chômage technique yàgg na ndax nañu te seen entreprise
waaye itam dañoo toog ñaari at yoo xam ne kenn fayu leen ko. maire bu Taïf wane tamit naqaram ci waa OFNAC ñëw contrôler commune am boobee Mbaye Tine dafa wax na daal enquêteurs yooyee nga xam ne ay adversaire am ñoom ñoo porte plainte ngir ñëw ñu daal di auditer seen commune boobee dañ leen fa daal dalal di leen fa jox ñuy lekk di leen fa dox ñuy naan te doxalin boobee moom da cee àndul benn mu ci woon ak njiit réew mi di Macky Sall mbokku jàngeen jëpp mu nekkoon xibaar yi Seydou Nourou Bala woon ci micro bi technique Amadou Ndiaye léegi-léegi incha allah sport weekend maa ngi nii bu baax Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. di waajal xibaar tuuti ci tàggat yaram ak sa blouson bu rafet. mi ngi noonu jërëjëf merci. mbokk yi dal leen nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne féete ci micro bi ci machine gi Amadou Ndiaye dañu koy dal di door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi 3e journée bi dal dinañ ko door niki samedi gi ci wàllu résultat ñaari tali moom dafa fekk Génération Foot ca Denis Biram Ndaw dal di ko daan ñaari bal ci benn lii nag moo di gulet Génération Foot di am défaite ci championnat di recevoir foofu la ca dëkkam kon boog mu fay amen défaite ci atum 2017 saison 2017 kon boog la Génération Foot gëj a am défaite foofu la ca terrain ñaari tal nag mu fa daal di jaar daal di ko daan ñaari bal ci benn gannaaw loolee kii di Pape Thiaw mi nga xam te ne moom moo di tàggat équipe bii di ñaari tali daal dina rafetlu ay taxawaayu ndawam ñu déglu ko ci yaatal. bon après ñu sant yàlla si jël 3-1 parce que tamit terrain bi ñëw di terrain bu facile bi équipe bi bëre fii ñëw di gagné mais ñun amoon benn certitude comme quoi on avait aussi confiance comme quoi que mënoon nañ ko def yàlla may ñu ko di sant yàlla di wax alhamdulilah maintenant travail bi day continuer voilà continuer ça reste pas sur match bi kese yow surtout bu suuf pas ñu parce que tamit c'est l'équipe championne du Sénégal yàlla rek pour xaar ay équipe ñu may ñu jouer benn situation comme ça on défend di leen santé bi ñu récupéré di gën a dem non moom benn philosophie booy respecté nañ ko bu baax a baax et puis voilà sur l'ensemble du match bi yëpp ñu gisee ak ñu comprendre ñu récupéré bali transition bi mooy ñu liggéey la loo xam ne si ñun la nekk depuis daaw ba léegi donc ñu koy comme ne di liggéey c'est pas parce que GF la dañu changé ñu war a jouer. Djibi Fall moom moo di tàggat équipe bi di Génération Foot moom itam am na ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko gannaaw googule défaite bi nga xamante ni am na ko foofule ca dëkkam ci fàttali nag Génération Foot ci saison 2017-2018 la gëj a ñàkk foofule ci Denis Biram Ndaw niki kon bokk weekend bi dal dina am moom itam yëkkati na ay kàddu ñu déglu ko ci micro ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diouf. day félicité adversaire bi ci victoire am parce que dañu ne 2-1 mais buñ ko dee jàngat adversaire bi jàpp nañu deful match bu extraordinaire pour gagner ñu mais ñun ñoo may tuuti ci bii ñu jël parce que ñun waxoon nañ suñu journée adversaire bi ci balle arrêté rek la ñu mën a dugal parce que loolu bokk na ci ay point fort waxoon nañ suñu jour bi adversaire bu ñëwee tamit di football day renforcer défense donc pour peu de donc loolu doonut am na ko donc ñun ñoo war a def le jeu ba pare jéem a concentré wu ci occasion yi ñu am parce que bu ñu leen njëkkee dugal ñun xëy na match gën a yomb si mais defuñu ko parce que occasion yi am dugaluñu ko après nag ci lañ jëlee bi daal arrêté boo xam ni xëy na mënoon nañu njëkkante ballon yi mais suñu joor dafa taxaw ak jaar ci kanam li ñuy xaar xamoon nañ ko mais réagir nañ ci loolu donc am nañu occasion raté ko mais donc championnat la li ñuy def mooy dem defarwaat xam ni match yi mel ni toujours moo ñuy xaar. geneen résultat ñeel ba tey championnat bu Sénégal diggante SNEPS bu Thiès ak Jaraaf bu Dakar ci stade Lat Dior bu Thiès lañ ko doon amal ndam demul ndam dikkul ku ci nekk nag jot naa dugal moromam benn but la ca des ci wàllu jogante dañ ko daal di yeggale ni ki dimanche gi ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye 16h30 diggante Union Sportive bu Gorée lay daal di doon ak Jàmbaar bu Saly beneen ba ca des stade Caroline Faye 16h30 diggante stade de Mbour ak Teungueth FC stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor 16h30 Casa Sport moo fay daal ñi di waa Ñambur bu Louga stade Alassane Djigo bu Pikine diggante AS Pikine lay daal di doon ak Mbour Petite Côte stade Ibrahima Boye foofu itam dana am geneen jogante ni ki dimanche gi diggante AS Douane ak ñi di waa Dakar Sacré-Cœur féeteegum jamono gi ci bopp raw gàddu gi ñu daal di wax ci geneen jogante ñeel Ligue 2 bi la yoon ñu ngi seen 3e journée ci jogante nag ñett ci daal di amoon ci samedi gi ci ndorteel gi stade Caroline Faye bu Mbour Kër Madior ak jamono bu Fatick moo ko daal di fekk foofu daal di ko daan ñaari bal ci dara ci stade Massène Sène ba Fatick beneen équipe bu Fatick
bi di EJ Fatick dafa daal di daan ñii di waa Demba Diop FC bu Mbour 2 bal ci dara ci stade Lamine Gueye bu Kaolack. Sonacos bu Bawol dafa daal di ñàkk ci diggante ak Linguère bu Saint-Louis 1 bal ci dara la ca des nag ci jogante dañ ko daal di yeggali niki dimanche gi stade Lat Dior bu Thiès 15h30 diggante Amitié FC ak Duc ba ca des ba tey ci stade Lat Dior bu Thiès diggante Thiès FC lay daal doon ak Union Sportive bu Ouakam. stade Ngalandou Diouf bu Rufisque 16h30 Port moo fay daal la ñuy di waa Guédiawaye football club la ca des nag ci jogante dañ ko daal di jeexal niki altine stade Alassane Djigo bu Pikine 16h30 diggante Renaissance ak ñi di waa Africa Promo Foot. wala football ba tey waaye bi la yoon ci jigéen ñi ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ni ci jongante xarito bu mu doon amal niki samedi gi ci centre technique Jules François Bocandé diggam ak Gambie da ca daal di am ndam bi nag moo di ñaareelu jongante bi nga xamante ne daal nañ ko amal ci biir semaine bi Sénégal nag moo ca daal di am ndam 4 bal ci 2 ak triplé bi nga xamante ni Ngenaar Ndiaye moo ko daal di dugal kii di seen entraîneur di Mame Moussa Cissé moom itam am na ay kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko ñu déglu ko. ñi ngi sant yàlla parce que effectivement bi ñu joué ak ñoom même équipe bi mercredi gisoon nañu ay problème donte dugaloon nañ 8 buts mais si wàllu jeu bi amoon na problème yu bëri xam ni amoon nañ ko si mooy souvent fii dañuy am problème de choix bu ñu yoree ballon bi donc au niveau de animation offensive bi on avait quelques problèmes liggéey nañ si tey tane na même su fekkee ni première période bi tey xaw ma si kontaan dugal nañu 2 buts mais si wàllu jeu bi kontaanu moon trop si li nga xam ni xale yi moom nañu def mais bi ñu ñëwee deuxième période bi ñu waxaat ak ñoom je pense que c'était mieux dans la gestion ñu maîtriser nañu jeu bi passante nañu ba am si ay décalage ba mun a am ay buts donc ñu xam ni rek équipe bu jeune nañu am ñu ngi si reconstruction bi temps bi ñu am doyagul pour que ñu gis un spectacle de meilleure qualité parce que je pense que ni c'est vrai que gagné nañu mais am na liggéey boo xam ni des na mais li nga xam ni tey moom laay retenir moom mooy xale yi xeex nañu joxe nañu li ñu am li tax ñu ñëw football ci fii Thiès mooy permettre xale yi ñu nekk ci environnement au niveau bi parce que daf leen di manquer souvent jour match compétition nañ daan gis lii dugg ci vestiaire génn ci gis public bi tey déjà ñu commencé habitué wu ci loolu c'est un facteur important dans la gestion de la haute compétition donc vraiment ñuy féliciter xale yi pour li nga xam ni des na après ñun dinañu def jàngat bi nga xam ni war na ci pour mën a améliorer équipe bi ci wàllu jeu bi yokk ci yeneen incha allah. di jaajëfal Pape Ndaw mi nga xam te moom moo taataan yooyu les kaddu yu Mame Moussa Cissé di tàggat équipe nationale bu Sénégal bu jigéen ñi di waajal li nga xam te ni moo di éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations bu ñuy waaj a amal lu yàggul dara ñu daal di wax ci geneen ndam bi nga xam te ni Sadio Mané daal dina ko am moom ànd ceeg Liverpool di lii di Coupe du monde des clubs champions moom nag wala boog Coupe du monde des clubs moom Sadio Mané jàppale ni équipe am gagné na Liverpool ñi nga xam te ñoo di waa Flamengo di équipe bu Brésil 1 bal ci dara dal nañ dem sax ba prolongation ku dugal bi nag moo di Firmino waaye passe décisive bi ku ko jox moo di Sadio Mané ci loolu moom nag moo ñuy permettre ñu daal di wax ci championnat bu Angleterre Liverpool moom dama ko waxee moom footballul niki week-end bi ndax Coupe du monde des clubs boobu li nga xam te ne gagné na ko waaye teewul Angleterre daal nañ yeggali lii di seen jongante Manchester City ak Leicester moo nekkoon duel au sommet Manchester City nag moo ko mujj daan 2 bal ci 1 gannaaw loolee moom Manchester City ma nga féete ba tey si 8e place bi 1 poñ ak 1 daal di dox ci diggante mag ñii di waa Liverpool 1 poñ nag moo daal dox jamono gi diggante Liverpool ak Leicester féete si 2e place bi ci wàllu résultat Arsenal ak Everton dañoo daal def match nul 0 but partout ñu fàttali nag dina am yeneen jongante yi nga xam te ne ñu ngi koy xaarale ni ki dimanche gi bu ci mel ni diggante Watford bi Ismaïla Sarr ak Manchester United 14h 16h30 Tottenham dana tase ak ñii di waa Chelsea ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat bu Espagne ñaar ñi féete ci bopp raw gàddu gi moo di ñii di waa FC Barcelone ak Real Madrid FC Barcelone moom ni ki samedi gi daal na am ndam 4-1 diggante ak Alaves nekk ci bopp raw gàddu gi waaye ka nga xamante ne moom moo nekk ca wet ba 2 poñ daal di dox seen diggante moo di Real Madrid googu de sax moom ni ki dimanche gi 20h diggante mag ñii di waa Atletico Bilbao lay daal di doon championnat bu Italie ñi nga xamante ne daal ñoo di Inter de Milan ba tey ñu ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi ànd seeg ñi nga xamante ne ñoo di waa Juventus de Turin ñoom waa Inter de Milan si jongante ko doon dox seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Genoa ni ki samedi yi fekk nag ñu yeggal li nga xamante ni daal moo di seen 14e journée seen championnat Inter de Milan 17e journée kon bokk Inter de Milan moo daal di daan 4 bal ci dara fekk ci bopp raw gàddu gi ñi di waa Juventus de Turin mi nga xamante ni ci ndorteelu gi de bëccëg jotoon nañu am ndam seen diggante ak ñi di waa Sampdoria bu Gênes
ñaari bal ci dara la ca des nag ci jogante dinañ ko daal di yeggali niki dimanche gu ci mel ni diggante Atalanta ak ñi di waa Milan AC. ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat bu Allemagne foofu itam jàppale ni yëf yi ma ngay wéy Leipzig nag moom moo nekk ci bopp raw gàdd gi moom dal na am ndam ñett ci benn si diggante mag ñi nga xam te ni di waa Augsbourg geneen équipe nga xamante ni daal ma nga ca wet wa di Borussia Mönchengladbach moom itam ma nga doon amal ay jongante waaye dafa mel ni ku daal di taxaw ndax dafa mujj match nul 0 bi partout diggante mag ñi di waa Hertha Berlin kon Leipzig ba tey ma ngay wéy di nekk ci bopp raw gàdd gi geneen équipe yi nga xam te ni boobu léegi moom itam ma ngay fipp ngir bokk ci équipe yi nga xam te ni jamono gi ñoom ñuy xëccoo gi le championnat moo di Bayern Munich googule moom dafa daal di am ndam ñaar ci dara diggante mag ñi nga xam te ni daal ñoo di waa Wolfsburg fàttali ñi nga xam ne ñoo di waa Dortmund ñoom ci ajuma gi tamit jotoon nañu am ndam seen digg ak ñii di waa Hoffenheim loolu nag di firndeel ni ba tey jii nii xëccoo bi ma ngay wéy foofule ca championnat bu Allemagne ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat kon bokk Dortmund ci fàttali Dortmund dafa daal di kon bokk ñàkk ci diggante mag Hoffenheim ci googule championnat bu Allemagne ñu daal di wax ci geneen championnat moo di championnat de France foofu itam jàppale ni ñi nga xam te ni ñoo di waa Paris Saint-Germain ba tey ñu ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi ñi nga xam te ñoo di waa Marseille ñoom itam danañu wéy di nekk si ñaareel place bi ndax ñoom ñaar ñëpp daal nañoo am ndam Paris Saint-Germain dina am na ndam ci diggante mag ñi di waa Amiens ñi nga xam te ñoo di waa Olympique bu Marseille ñoom itam ñu ngay ci yoonu ndam seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Nîmes loolu nag ñàkkul ni dana ci dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaay xibaar ndax match yi ba tey ñu ngay wéy ba tey ñeel lii di championnat bu France kon mbokk yi Sport Weekend fii lañ koy daal di yemale Cheikh Tidiane Diagne moo féete woon ci micro bi ci machine gi Amady Ndiaye di ko jaajëfal di rafetlu si ànd ak ñun jërë ngeen jëf ci déglu bi.